Assalamualaikum. Man Ousmane Ba Godo ma dellu si waat pour ñu yeggali waxtaan bi d'après sama source démb dafa am benn avion militaire wàcc aéroport chargé ay armes ba mu fees am na ay fetal am na ay grenade am na ay armes de guerre lépp ay auto police ak gendarmerie rang ñu def ko ci ba mu fees ñu dem te xamal nañ ma ni avion bi Turquie la jóge donc boo xoolee Macky voyage bi mu defoon Turquie fan yi passé nii rek ak lii nii dafay mel ni dafa demoon négocier loolu wala remercier Erdogan wala benn mbir daal donc loolu war nañoo firndeel ni que am na lu ñu préparé dëgg la dëkk dafa war a armé wu dëkk armem dafa war a am matériel bu dëgër parce que ci monde bi ñuy vivre maintenant dafa xaw a doy waar terrorisme bi nga xam terrorisme bi surtout waa bi ko créé vous comprenez mais la plupart ñi adhéré wu ci cause yooyu ay innocent la ñu doon duñu xam quoi parce que tey boo xoolee Aboubacar Sékou bu nekk Nigéria te dirigé Boko Haram tubaab buñ ko bëggoon rey nañ ko bu yàgg mais comme tubaab bi la fa représenté du dee duñ ko rey quoi vous comprenez mais dañuy jël l'islam la ñuy utiliser pour convaincre yenn jeunes yaa am ay dof lañu xamuñu dara naan woy tubaab bi dafay xeex l'islam te dugg na fi génn effectivement tubaab bi day xeex l'islam mais moom mi lay woo pour nga ñëw xeexal l'islam moom tubaab bi moo koy fay li koy firndeel rek mooy Boko Haram matériel bi ñu yor matériel de guerre bi ñu yor armée nigérienne sax amoo ko matériel bi fan la jóge matériel bi ci ay conteneur lay dugg wàcc port Nigéria ñëw ci ñoom seen féef fi nekk ñu koy utiliser wala ay avion naaw wàcc ñoom seen féef fi nekk wala ay hélicoptère donc lépp tubaab bi la rek léegi il paraît Macron dafa wax Macky bu mu reculer quoi parce que ñoom musuñoo am partenaire bu mel ne Macky en Afrique de l'Ouest c'est que Macky dafa juutu ci kanamu Macron comme pas possible da koo jox mbandang ginnaaw gi la ko jox ne ko def ci lu la neex loolu la Macky Sall defal Macron vous comprenez donc ñoom bàyyiwuñ quoi reculer wuñ donc na patriote yi préparé wu bàyyiwuñ ñoom fekk yóbbuñu Ousmane Sonko prison du ñu am lu leen neex wala fekk tekkiwuñu ndombal tànkam parce que en ce moment seen deal dafa fiasco seen deal dafa ni ay cuune lañ quoi deal bi nañ ko defalee dafa cuune de trop ba ñëpp xam nañ ni dañ ko doon jéem a tuumal pour toroxal parce que boo xoolee Adji Sarr ci plaintam mu ne Ousmane Sonko da koo teg ñaari fetal est-ce que benn loxo mën na téye ñaari fetal donc xam nga benn loxo mënul téye ñaari fetal donc Ousmane Sonko yoree ñaari fetal benn fetal bi ci benn loxo gauche bi lay nekk beneen fetal bi ci beneen loxo droite bi lay nekk n'est-ce pas ba pare mu ne Ousmane da koo xoj donc ku yoree ñaari fetal benn fetal bi loxo gauche benn fetal bi loxo droite nu mu lay xojee xanaa làmminam la lay xojee wala ay tànkam am na loo xam yenn wul maana ba pare Maître El Hadji Diouf ci plateau jàkkaarloo bi passé mu ne que le 22 wala le 21 wala le 22 décembre 2020 Ousmane Sonko njëkk a violé Adji Sarr man ma dugg ci internet bi loxarti benn vidéo Adji Sarr boo xamante ni le 23 décembre 2020 mu ngi def benn vidéo snap di ratatati di mbalalale ku ñu violé démb tey ngay def di ratatati di mbalalale loolu mënul nekk c'est que ñoom il faut ñoo xam ni te sekkuñu ko ak ay dof des intellectuels comme eux lañ ko sekkal ñoo xamante ni on a tous les moyens pour faire nos recherches pour xam ndax kii li mu wax
am na wala amul léegi bu fekkee Adji Sarr dañ ko manipuler utiliser ko pour mu takkal Sonko loolu ñëpp xam nañ noonu la demee Adji Sarr dañ ko bàyyi mu wax parce que d'après mes sources Adji Sarr en ce moment dafa bëgg a génn ci mbir mi complètement parce que nee na ma grand Adji Sarr mu ngi seetaan sa live yëpp nee na li nga wax muy dëgg loolu la bëgg a def mais gars yi nanguwuñ ko bàyyi d'ailleurs téléphone am dañ ko récupérer waa ji moom ko wax de waaye nee na ma il peut plus rentrer en contact avec Adji Sarr parce que téléphone am dañ ko récupérer femme bi ñaari moo ci nekk ok mais actuellement beneen téléphone bi fay nañ ko complètement benn téléphone bi benn puce bi dañ koo génnee benn puce moo ci nekk te boo fa wootee ku góor muy wuju aji wuyuwul waa ji nee na ma papa Adji Sarr ci boppam mu ngi Dakar depuis 3 jours mënu rentrer en contact avec sa fille parce que dafa bëgg gis ak Adji Sarr waxtaan ak moom laaj ko exactement lan moo xew parce que d'après ay parents si liñ comprendre mooy que Adji dañ ko dugal quoi bien vrai que Adji xale la bu bëgg àdduna comme xale yu jigéen yu bëri rek yoo xamante ni ay entre 16 ans 18 20 ans 22 ans ba 25 ans ñu si bëri dañu leen a defal seconde di lavage de cerveau c'est-à-dire dañuy gis seen morom yu bëri nekk ci réseaux sociaux yi di sol ay yére yu rafet yore ay saag yu rafet yore téléphone yu rafet di dem ay resto di filmer wu di photo wu ñoom aussi il veut vivre boobu genre de vie te boobu genre de vie pour nga vivre ko il faut nga am les moyens bu fekkee da ngaa juddoo ci famille bu pauvre duñ la jox xaalis bu fekkee amuloo les moyens amuloo liggéey bu lay may boobu salaire bu lay permettre nga vivre boobu bi boo amul sens nga débauché wu boo amul sens nga dugg def loo xamante ne waroo ko def Adji Sarr loolu moo ko dugal ci vie bi nii quoi même bu fekkee dëgg la aussi ñi ko xam na ne depuis mu commencé ràññee ay tooxi doon rek lay def dafa gaaw mer dafa gaaw tàng dafa gaaw xeex dafa gaaw dugg ci ay problème lay doon d'ailleurs mos naa accuser benn enseignant am viol ba coow nu kur ci période boobu noonu ba gars yi après dañ ko arrangé parce que voilà da ngay ree parce que bëri na ay nit yu nekk prison yoo xam ne dañ leen accusé viol te defuñu dara mais kaaw Adji Sarr bi aussi li ci gën a garaaw moom mooy tey jigéen buñ fi violé ki même boo nee dañ laa violé sax boo amul sax nit ñi duñ la gëm te loolu c'est très 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 grave moo tax accusé nit viol erreur la quoi bu fekkee viol amul dara wóor la koo jaral ci kaw suuf tu comprends dara wóor la koo jaral ci kaw suuf fu mu doon nii yàq na dëru jigéen yu bëri quoi fu mu doon nii tey am na jigéen ñoo xam bu ñu leen violé c'est dañuy ragal a wax ni dañ leen viol parce que li kaaw Adji Sarr bi moo tax xoolaat leen bu baax li lu ngeen di wax lu ngeen di def si lu ngeen di dugg xam nga ñun yàlla daf ñoo not ak président yi fi jaar yëpp ay doom raam la Macky Sall nag moo ci gën a yéeme moom ni mu mel si dafa doy waar quoi tu vois xoolal fan yi passé alukaañ dañ fa bàyyi dañ fa libéré ay muus c'est-à-dire comment on dit encore ay weñ quoi mooy weñ yi di naaw ni lañ ay keesu weñ lañu ubbi bàyyi ko fa gisoon ngeen ko ci télé bi temps yi ci ginnaaw gisoon ngeen sax kii di ci wax quoi comment il s'appelle encore ce gars Clédor Sène def ci benn sortie wax ci muus yooyu da Macky doom raam la Macky bandi dëgg alal rek ak pouvoir moo ko intéressé muus yooyu weñ yooyu ay weñ la yoo xamante ni c'est génétiquement modifié maintenant dinaa ko jéem a expliquer ci wolof ay weñ la yoo xamante ni ci ay laboratoire lañ ko fabriqué dañuy jàpp ay weñ ak ay yoo quoi buñ ko jàppee ñu yóbbu leen ci benn laboratoire am na lu ñuy jox weñ yi c'est-à-dire am na benn composition bu ñu fabriqué loolu biologie ñoo koy defar composition bi buñ ko fabriqué ba pare ci traite lay nekk buñ ko jëlee ñu def ko ci lu mel ni yàpp quoi buñ
ko ci defee weñ yi dañuy ñëw tag ci yàpp bi yoo itam ñëw tag ci yàpp bi buñ ko lekkee c'est bu ñu muucoo deret après dafa am lu dugg ci ñoom loo xamante ni moo leen di jox beneen pouvoir dafa am pouvoir bu mu leen di jox quoi dañuy gën a agressif dañuy gën a mën a matt dañuy gën a dund lu bari comprendre ba pare seen reproduction dafay gën a gaaw c'est-à-dire bu ñu doon jur 5 benn yoo doon jur 5 yoo par jour day commencé jur ay 50 yoo par jour c'est génétiquement modifié quoi léegi loolu bu ñu ko jëlee ñu tas ko ci benn dëkk par exemple ñu ko fa tase affaire bi di reproduire c'est-à-dire dañuy dem ba yeneen weñ yi nga xamante ni insectes yi nga xamante ni insecte boo xamante ni ci nature bi moo leen créé quoi mooy insectes yoo xam toujours ñu ngi dans la nature yooyu dañuy commencé disparaître léegi insectes génétiquement modifiés yi ñooy commencé remplacer insectes naturels yi quoi comprendre léegi insectes yooyu ñoom feebar bu ñu bëgg a dugal ci insectes génétiquement modifiés yooyu noonu duñ ko fay dugal feebar boobu noonu buñ ko dugalee ci ay yoo wala ci ay weñ yooyu màtt nit ñi feebar bi dafay dugg ñooñu ci nu mu gën a gaaw donc noonu la ñu bëgg a commencé di dugal seeni feebar ci pays sous-développé yi xam nga bu njëkk dañ daan envoyé ay techniciens sur place noonu lañ créé Ebola noonu lañ créé Sida noonu lañ créé yeneen maladies yi fi nekk laboratoire laboratoire pharmaceutique yi ñoo koy créé quoi comme ça parce que créé nañ produit ay médicaments yooyu il faut ñu jaay ko mais médicament pour ñu jaay ko il faut feebarloo ay nit Macky Sall signé contrat boobu ñu jox ko xaalis bi ñu ngi ko envoyé ci benn comptam bu nekk offshore ok ñu ngi lijjanti pour xam ci ban compte la nekk ak montant bi nu mu toll pour mu accepter yooyu insectes génétiquement modifiés ñu sànni fan yi entre Thiès ak Dakar man Ousmane Ba maa ko wax c'est que Macky Sall il faut mu may déglu quoi mu xam ni ñun dofuñu quoi vous comprenez parce que man depuis may def live li ma leen wax dama ko yor ci bagage ak lépp loo xam dama ko yor ci ay preuve pare na pour génn am na sax yu commencé génn ndànk quoi mais comme je dis rek lu si bëri du ma ko publier ci sama page parce que am na loo xamante ni su ma ko publier ci sama page ñoom dañuy am preuve te mun nañ ma see topp quoi comprendre ba pare compagnie yi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw tam nga xam ci genre dëkk yi lañ nekk mun nañ laa assassiner wala mun nañ laa sonal ci tribunaux yi quoi donc moo tax feneen laa koy jaarala rek moo tax da ngeen di jékki-jékki gis benn affaire rek du ngeen xam fu mu jógee c'est comprendre nga Macky c'est un imbécile léegi na patriote yi préparé wu bu baax a baax parce que man d'après mes informations waa ji du recul il ne va pas reculer parce que ñoom nee nañ mosuñu am occasion bu mel ni ci kaw Sonko léegi dégg naa fan yëpp patriote yu bëri di laaj ndaxam est-ce que dañoo laaj maanaam sperme Sonko maanaam kiyam daal bu génn ci awra dañoo bëgg like ADN wu Sonko pour xool est-ce que loolu ñu fekk ci ndaw si est-ce que dina màcc ak bu Sonko tamane ay feni neen la ay duulu neen la ci réquisition juge d'instruction bi yor dossier bi amul fenn foo xam ne liir naa ni dafa wax ni dañoo soxla ADN wu Sonko loolu waxu maître El Hadj Diouf la rek ak ay yeneen frustré des imbéciles yoo xamante ni fu mu toll ni sonal patriote lañ bëgg quoi c'est que dañ leen bëgg a jëlee si seen dañ leen bëgg a déconcentré wu quoi moo tax bu leen faale yooyu wax concentré wu leen ci li ngeen nekk rek organisé wu préparé wu leen bu baax a baax man Ousmane Ba maa ko wax dama waxoon du wóor naa Alxuraanul Karim préparé wu leen bu baax a baax parce que ñoom lañ def Mamadou Dia li Senghor def Mamadou Dia ak def ko Cheikh Anta Diop loolu la ñu bëgg a def Ousmane Sonko léegi aussi tey Ousmane Sonko bu demul woon ci salon boobu noonu lii nii yëpp du am quoi mais il faut aussi ngeen comprendre que nit bu nekk ak sa destin mais aussi que moom argument c'est valable pour mu dem ci salon boobu
su ma doon moom sax naa continuer dem ci salon yi sama yoon nekk fekk aw ma moyen fekk amul moyen bu mu fayee un massothérapeute professionnel bu ñëw këram di ko maase fekk amul boobu moyen nay dem ci salon yi force na dem ci salon yi mais aussi fu muy mënta dem rek na ànd ak sécurité quoi ok léegi nag li gën aussi moom mooy ñun patriotes yi wala yéen patriotes yi bu comme da ngeen ma cee génne ngeen cotiser ok jàppale financièrement Ousmane Sonko c'est-à-dire mu am lu mu fayee 1 ou 2 gardes du corps permanent deuxième bi moom mooy mu am moyen wu bu mu aussi engagé un massothérapeute pour mu koy maase ok da ko fekk si këram di ko maas mu nekk aussi koo xamante ni nekkul ku nguur gi yónni wala koo xamante ni nekkul ku ànd ak nguur gi parce que Sonko lépp lu koy jege dañ ko war a vérifier fan yi gaa yaa ngi défilé kër Sonko ay politiciens ay affaire yu kenn xamul na mooti ñun ñoo fay dugg parce que di nga gis nit ñëw teg fa benn donjo bu ndaw fekk donjo bi ñu ngi ko teg à côté wala benn affaire boo xam dafa xaw a mel ni décoration fekk caméra la man am naa fi benn réveil boo xam mun naa ko teg nii léegi wala benn montre bu ma lay may nga taxu ko mais lépp loo wax maa ngi koy dégg lépp loo def maa ngi koy gis comprendre nga technologie dafa avancé quoi donc na moytu xoolal temps la ci ginnaaw dafa waxoon day def ne day préparer nemmeeku tour li yàlla di dogal nemmeeku tour boobu mu bëggoon def pour dem seeti sénégalais yi partout Sénégal ak si diaspora bi xoolal xam nga lan mu mujjee xew nit ñi ñoo ñëw di ko nemmeeku depuis bi kaa bi amee ba ñi ñaa ngi défilé këram di ñëw di ko nemmeeku nga xam ne yàlla du nit du jinne billaay wal kitaab léegi nag comme ñun ay doom raam lañ ko segal ay Macky Sall ak ay njoñam doo leen may lu toll nii xoolal dafa war a libérer prisonniers politiques yi waaw parce que boo yi ñu arrêté ni bu fekkee libéré wuñ leen patriote yi dañoo war a jóg libéré leen man li ma leen quelques ñoom ci seen tur Mohamed Nabi Ndoye Pape Niang Noah Sambou Mamadou Sarr Ousseynou Dia Mor Niang Pape Malick Seck Ousmane Diop Omar Diouf Abdoulaye Diène Abdoulaye Faye Amadou Der Edouard Diatta Ahmed Sané du moins Mohamed Thiam Modou Konté Diomaye Diafat ak Sékou Ndour on a aussi Wando Cissé Laba Touré ñooñu ñooy patriotes yi nekk actuellement Rebeuss procureur de la République daf leen bëgg a tëj te ku si nekk ñu ngi la bëgg a tëj minimum 2 ans te loolu bés bu amee daal dëkk bi lañ bëgg a def parce que booy yi attaqué wuñ police moo leen attaqué ñu fay nit aussi bu la fekkee nga toog ñëw di la dóor wala di la sànni ay lacrymogène wala di la sànni ay balak yu kenn xamul dañuy fayu quoi gis ngeen policier bi fi yor fatal bi di bëgg a fatal nit ñi gis nga booy yi ni ñu ko sàndee brique mais bu tëlewuloon fatal bi tiimale ko nit ñi di leen jéem a fatal kon booy duñ ko sàndee brique ñu xool lu logique ñu def ko comprendre nga maintenant lépp mu ngi des ci loxo patriote rek lépp mu ngi des ci patriote yi quoi lépp mu ngi des ci partisan wu Sonko yi waa Pastef lépp ci yéen la dépend bu ngeen toogee bañ a def dara ñu dal ci kaw Sonko dal seen kaw bu ngeen paree woon ñëpp ne pare ngeen Macky doful te li ma ci gën a metti dafa fen sëñ Mountaga la xalif général des mourides Macky da koo fen Mountaga laaj ko ne ko li may dégg nii Macky na walaay yëguma ko après daal ñaari nit la yoo xamante ni ay citoyen lañ yoo am problème dafay fen dafay duul c'est un menteur il faut oser le dire Macky c'est un rancunier nit ku bon la depuis boobu maa ngi leen di avertir depuis boobu maa ngi leen di wax Macky baaxul ci kër baaxul ci àll depuis kenn xamul kañ la ay attangi ma daan koy wax comprendre nga maintenant nag lancé nañu benn cagnotte boo xamante ni numéro waa Pastef yi ñoo si nekk sax war ngeen familier ak numéro yooyu noonu
ku si nekk ngir yàlla même bu dee 1000 francs sotte ko ci numéro yooyu noonu Orange Money Free wala lu mu mënta doon ñaa xam ne ñu ngi ci diaspora bi am na lien bu ma partagé si sama Facebook dam leen ngeen joxe lu ngeen mën ngeen joxe lépp ci loxo Ousmane Sonko la jëm bu neexee yàlla vous comprenez parce que mënuñoo toog nii rek quoi instant bi Pastef dafa soxla xaalis instant bi Sonko dafa soxla xaalis parce que lii waa ji di préparer nii ay moyen moo koy xeex du moyen physique rek mais moyen financier aussi moo koy xeex donc tey nañu won Macky Ousmane Sonko jaral nañu suñu bakkan jaral nañu suñu alal nañ ko dolli xaalis bu bëri comme ça ñu préparé wu lépp lu ko Macky bëgg a defal léegi nag man la may wax mooy bu fekkee ni thèse viol bi tribunal jël na ko teg ko fële amatul raison pour ñu lever immunité parlementaire en ce moment député bu ko lever na ba kii ba bu voté pour ñu lever ko nañ la dem rendre visite nañ la patriote yi dem seet parce que loolu mooy dëgg loolu mooy yoon c'est pas normal ay député yoo xamante ni askan bi moo leen di fay xaalis bi ñu leen di fay suñu xaalis la quoi suñu xaalisu dëkk la duñ jóg rek luñ leen bataloo ñu bat luñ leen jaarloo ñu jaar nañ dem seeti leen téegal seen ndey ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp ay doom raam lañ affaire bi xeex la quoi xeex booy xeex da ngay dem ba ñeer loo ci fekk nga jël ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sax pour mu libre dafa xeex dafa jël ay armes jóg dem guerre est-ce que comprendre pour tey diine islam mën a taxaw ci kaw suuf dafa xeex ba kanam la teg te mënoon nañ ko cee rey donc tey ñun ñëpp amul ragal amul dellu gannaaw amul explication nañ dem xeex comme ñëpp voilà bëgguma yàq live fu Maty 3 Pommes bi commencé na live dem leen ngeen seetaane ko am na invité El Hadj Diouf Assane Diouf maître El Hadj Diouf ak Ahmed Khalifa Niass ak les autres quoi mais Ahmed Khalifa Niass aussi nañu moytu ci ay mbiram quoi parce que lundi bi affaire bi xëyoo moo fi njëkk a wax ni ku am ñaari soxna boo demee dem ci ay massage l'islam raylu na la quoi te moom lañ fi massé woon ndayam ay massage su Thaïlande quoi paa bi léegi démb mu génnaat de défendre Sonko quoi man góolu moo ko góob moo ko il faut ngeen moytu ko parce que mercenaire la xaalis rek la gëm adduna rek la gëm quoi d'ailleurs on a des vidéos sur moom quoi donc bu deful ndànk rek on va faire ay bougan ay dégâts yu garaaw lañ nar a def instant bi ni Sénégal bépp sénégalais boo xamante ni yor nga ay bagage nekk Sénégal te mënoo ko publier boo ñu ko yónnee ñun ñu xool nuñ ko publier même ci yeneen plateforme quoi liñ jot a yor am na loo xam ne commencé nañ koo partager am na loo xam ñu ngi ko denc di xaar Macky la ñuy xaar rek su ma ne leen yor naa vidéo Amadou Sall fu muy tëddee ak jigéen ñu koy filmer te ku muy tëddee du jabaram barke salaatul faade sama loxo ci alxuraan billahi wal kitaabi yor naa billahi bu dul dëgg yàlla bu ma fanaan dama koo yor donc tey Macky la ñuy xaar rek Macky rek la ñuy xaar moom la ñuy xaar rek mu def lu mu war ta def rek ñu nit ñu def li ñu war a def fas suñu kanam yaa ngeen merci